jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futurs Médias xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës janooyo door na ak taskatu xabaar yi muy càkkute fu nguurug Sénégal mi digle nag jëwri ni fukki fan ak ñeent yu ne ñu janoog taskatu xabaar yi ngir àddu nag ci ponk yu it ci laskan wi muy nag ponk yu jàmp lool tey nag lañu waxtaane di ndoxteel li juróom-ñett ci jëwrin wuy ji nañu bokk na ci wàllug mbëkk mi déggoo gi ci napp gi ak feebar boobu daloon ay nappkat leneen daañu ci waxtaanee muy nag rek li nga xamante ni jàpp nañu ne nag du am muy ñaareelu vague bu coronavirus neer jàngoroy mbas mi gannaaw ay gëstu yoo xamante ne nag kon def nañu ko jëwriñ ji di Abdoulaye Diouf Sarr di ngeen dégg ay kàddoom lakk gu metti gu am fële ca port autonome bu Ndakaaru ca Moldis bi tolloog nag fukki waxtu ci suba la woon boor yooyu la woon kër googu nag ñu duppee Orix nag gën a fare rek ci liggéeyum yenn ci jumtukaay yoo xamante ne dañu koy def nag ngir taaral wàllug peinture ak yeneen xeetu liggéey moo daal di lakk sapeur pompier nag amoon nañu ay jafe-jafe lool ngir fay lakk googee Kaolack ñeel campagne njaayum gerte mi nappkat ña nga xamante ne ci jéggalu sax baykat yi laay wax ñoom nag am nañu fi mu ne nii xel mu dal tey rafetlu lool campagne bi nga xamante ne nag tey ji njëgu gerte bi kilo bi yóbbu nañu ko ba juróom-benn fukki dërëm naam sax taxe fan juróom-benn moom ma nga ca waaye nag du tee daal am nañu yaakaar ci campagne bi ñi nga xamante ni ñoom ñooy ouvrier yi nag ñu nga wutali fa ñu naan sàngil ngir nag wàcceek camion gerte yooyu fa teew mbokki ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. dale nag jàmm ci xibaaru marax mi nees ko waxee woon ci ndoxteel li kon janoo ya door naag taskatu xabaar yi muy càkkutee fukk nguurug Sénégal miy digle rek kon jëwri ni fukki fan ak ñeent yu ne ñu janoog taskatu xabaar yi àddu nag ci ponk yu yitteel askan wi di ponk yu jàmp-jàmp tey nag juróom-ñett ci jëwrin ñoo door rek ndaje yooyu jàppale ni la ñu ca waxtaane bokk na ci wàlluk mbëkk mi déggoo yi nga xamante ne nag am na ci napp gi waaye feebar boobu nga xamante ne daloon na fi ay nappkat te ñu nekk di leen faj Pafara ñi ministre de l'intérieur tontu bi mu indi nag dafa xaw a nekk tontu bu doy waar ci biñ ko laajee nag ñaata ndaw nag ñoo faatu ci géej gi bi ñuy dem ci wàllu Barça wala Barsaq. ku wax émigration clandestine wax loo xamante ni la lu ñuy nëbb la am na ñoo xamante ni sax dañuy préférer ñu utiliser terme émigration irrégulière mais dans tous les cas de figure lu ñuy nëbb xayma la ca bàyyikoo ci jéya ak ci safaan dina jafe. waaye ak lu ci mënti am gouvernement bi li ko soxal du dénombrer ay morts du compter ay morts wala compter ay blessés li ko soxal mooy lijjanti saafara problème yi loolu moo soxal gouvernement bi mais du dénombrer ay morts wala xool ñaata nit la ñu jàpp du tee nag réponse bi gouvernement bi di indi c'est une réponse multiforme am na aspect prévention am na aspect répression surtout ñi nga xamante ni dañuy jaay des rêves à des jeunes. naataangoom bi di Alioune Ndoye nag daal di dellu si ci accord de pêche yi nga xam ne moom lañ signé ak waa UE jàpp na lépp dafa tegu ci yoon. ñun suñu code dafa précis notamment dafa am benn décret d'application boo xam ne moo définir fan la ñu mën a napp ak fu ñu mënul napp te zone boobu dafa doon zone boo xam ne dañ ko tere donc ci weer yi passé amoon na ay bateau Union européenne yoo xam ne dañ leen arraisonné woon wax ni accord yooyu ci 10 000 tonnes bu thon muy espèce boo xam ne. quasiment suñu pêche artisanale du ko attaqué. ci lu jëm ci wàllu rapatriement clandestin yi ministre d'État au Sénégalais de l'extérieur di weddi ba pare di daal di indi ay leeral. ñu signé convention bu am solo ci wàllum sécurité sociale mën naa wax nag convention boo xam ne elle est un peu révolutionnaire dans la mesure où boo ko méngoo boo ko comparé ak li ñu am ak France boo xam ne signé nañ ko depuis 74 bii dafa am ay ponk yu am solo. leneen loo xam ne waxtaane nañ ko moo jëkk ci feebar bi nga xam ne moo daloon nappkat yi ministre bi yor wàllu wér-gu-yaram di dalal xel yi naam sax bu dee léegi xamuñu lan moo ko waral. mën nañu wax ne junne ak ñeenti nit la daloon te ñi mu daloon ñëpp ñi ngi ci wér presque ba kenn rek moo ci des fañ koy faje loolu day wane ne effectivement prise en charge bi tam fonctionne na dans les meilleures conditions. bu ñu yaakaar ne day wàlle du wàlle parce que ñi mu dal ñëpp
ay pêcheurs la yu demoon géej ñëw te fa ñu dëkk jàppul seen njaboot jàppul kenn ay góor la ñoom ñëpp te ku nekk géej nga ko jëlee parce que da ngay demoon géej ñëw. ci boobu leen ndaje nag ministre yi ak taskatu xibaar yi ministre bu yor wàllu ndaw ñi ak ki nga xam ne nag moom moo yor wàllu tàggatu gi ñoom it indi nañu ay tontu ci jamono ji jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko. jafe-jafe ñu gis ni sax réewum Sénégal mi ngi ciy def jéego yi am solo muy jàngoroy mbas mi ni ñu koy seetlu nag ci yeneen réew yi ñuy amaat rek kon ñaareelu vague maanaam mu mel ni lu fay dooraat ak doole fii nag ci Sénégal mën nañu bañ a xaar loolu bu ñu sukkandikoo ci jëwriñ ji ñu dénk wàllug wér-gu-yaram di Abdoulaye Diouf Sarr nee na nag lépp lu ñu ko may rek mooy xeex bu ñoŋ bi ñu ci tëral waaye du tee Sénégalais yi nag nañu gën di sàmmonteeg geste barrière yi ñu teewlu ko. est-ce que dana am beneen vague parce que am na dëkk yoo xamante ne xam nañ am nañ beneen vague bu fa am si li ñu jot si gëstu xaaruñu beneen vague ñu ngi ñaan suñu borom tëm mu musal ñu si wane boo tolloo si xeex bu mel nii li xamante ne moo war a nekk sa dëgërlaay mooy ñaaw njort bon nag ñun xeex bi dañ si ànd ak ñaaw njort ànd ak ñaaw njort boobu moo tax fépp fu ñu toll dañu naan mën na ñëwaat moo tax ñu demander Sénégalais yépp ñu continuer vigilance bi continuer effectivement donc di observer mesures yi taxaw bu baax si feebar bi mais ñu ne wàcc boobu est-ce que du immunité collective bi moo ko def ñu ne immunité collective bi defu ko te loolu dafa am lu ko firndeel bu fekkente ne immunité collective dañ ko def stratégie de riposte pour que mu wàccee mbir dafa jeexitalam dafa war a nekk dee yu bari parce que dañuy bàyyi duñ def dara ba ñépp am ko mais mënul am efficacité immunité collective ba pare am efficacité de la létalité te fi mu nekk nii Sénégal létalité am moo gën ci Afrique moyenne bi Afrique am létalité Sénégal moo ko gën a wàcc foofu actuellement ñu ngi ci à peu près 330 décès yaakaar na bon dëkk li ñu mën a wax mooy que ne actuellement efficacité riposte bi moo ñu indi fi ñu nekk. mangook ñu àddu ci leneen ci wàllu politique la fi mu ne nii nag mënuñoo wax dëgg bis bi ci la ñuy amal wote yu soxal goxaan yi jëwriñ ji dénk biir réew mi moom moo ko xamle nee na nag ay experts ñi seen xam-xam màcc ci wàllu wote nag daanu rek kon saytuwaat li nga xamante ni moom mooy fichier bi li ñu duppee nag kon dialogue bi di waxtaan bi dañu koy wëyal ca càppaandaw gi nag président moom dana daal di jël rek ab document daal di koy jébbal nag député yi nga xamante ne sax ca njëlbeen ñoom wote woon nañu ba noppi ngir nag ñu dàq yooyee élection ñu teewlu Antoine Félix Abdoulaye Diome ci micro Pafar Ñinga. dafa am benn loi bu reporté woon élection yi du président de la République moo tëb reporté ko wala ministre de l'intérieur mais député yi ñoo voté benn loi bi ñu voté benn loi bi ñu voté loi bi nga xam ne moo reporté élection yi dañu njëkk a constaté ñoom que ni commission politique bu dialogue national bi président de la République mettre sur place ñoom bokk nañ nangu ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko seq ni dinañ waxtaan ba auditer maanaam càmbar fichier électoral bi waaye càmbar bi duñ ci yem ci fichier électoral bi dañuy xayma li fi dox diggante élection 2016 ak léegi lan lañ ci nangu lan lañ ci yaakaar ni mën nañ ko améliorer bu ñu waxee loolu yëpp ba juboo ci kaddu su ko defee nag ñu door a proposer benn date boo xam ne président day ñëw xaatim ko par décret loolu yëpp amagul waaye liggéey bi taxawul mi ngi wëy fi ñu toll ñu ngi nekk ci processus su tànn ñi nga xamante ni ñoom ñoo war. Maître Moussa Diop ak Barthélémy Dias tey yéen a seen diggante dox nañu ci tànk jàmm ba ñu joxante loxo loolee nag lu muy wundu lan la ba dem na sax ba ki nga xamante ni moomee nag moo plainté woon muy directeur général bu Dakar Dem Dikk tey dafa daal di rocciwaat rek kalaame gi nga xamante ne kalaame woon na ko ca yoon kii di maire bu Mermoz Sacré-Cœur ñaari personnalité yooyu nag niñ ko waxee seen joxante loxo ak la waral tey rek. jàmm ji ndax daa am lu laxu ci sa suuf am déet lu mu ci mën a doon leeral yi ak Mamadou Fall.
ñu bëri nga doon xaar procès maître Moussa Diop ak Barthélémy Diaz dem ba jeex waaye ki jiite woon Dakar Dem Dikk ak maire Mermoz Sacré-Cœur bi le ñoom day jàmm la ñu gis maître Moussa Diop jàpp faw ñu mën a baale ngir mën a avancer. nañu waxtaan xam nañu fu erreur yi nekk ba man retenir naa loo xam ni jàppoon naa ko contre moom tamit de sorte que retenir ses propos mais je pense que la messe est dite les choses sont claires et le président du tribunal tey constaté na lu loi bi wax parce que man rek maa mën a porter plainte ci affaire boobu. Barthélémy Diaz moom di ñaawlu rek ñenn ñi nga xamante ni gis nañ ci juboo gi lu ñaaw. nee na jamono ji juboo moo doonoon li gën. maa ngi toog di dégg ñenn yi di ñaawlu lu mel nii mais Sénégal nan nañu mën a jóg ñu gis ñaari nit ñu bëgg a juboo ñu ne dañ koy ñaawlu man ak moom bokkuñu parti politique man ak moom bokkuñu coalition man ak moom juboowuñu pour dil ci kaw askan wi kon nag dama gisul lu tax ay nit bëgg ñu dëkkaloo fu ñu dëkkul may waxaat wax ji mooy lan mooy président Macky Sall tabax na siège am te amul permis de construire loolu. waaye ñaari acteurs politiques yi ñu ngay dalal xel yi nee nañ jamono ji amul benn alliance bu dox seen diggante même bu fekkee ni sax danañu am ay combat yoo xamante ni daañu ko mener ensemble. te man ak Moussa Diop fas yéene wu ñu dil ci kaw Sénégalais yi lu ñu fas yéene tey def nii def nañ ko di ci sant yàlla. mais sur le plan politique fu may toll nii médiation dong la woon démb donc bu fekkee am na alliance politique boo xam ne nar na ñëw on verra mais c'est pas le cas amul benn alliance politique. ñoom ñaar ñëpp nag gërëm ki nga xamante ni moo jiite Pastef les Patriotes Ousmane Sonko bu dul woon moom ñu ne kon tey ji juboo ji du am. ma ngoog ni nga ko waxee Mamadou Fall Ousmane Sonko moomu nag moo dox tànk jàmm yooyu rédacteur en chef adjoint bu Africa Check nag moom na mu ko gisee rek mooy juboo gi dafa teel na lool ñoom ñett ñooñu nag ñuy joxante loxo dem na sax ba moom mi di Mame Gor Ngom muy xam leen ni boo moyul nag seen joxante loxo gi ak ni mu teelee dana jur loo xamante ni du gën ci ñoom ñu teewlu ko. Homme politique moomul boppam à 100% acte bu mu posé nit ñi sañ nañ ci wax Sonko bu fekkee dañ ne anti système la contre le système bon bëggul compromission bëggul lool ba pare dem juboo ak ay nit di jubale ak ay nit ñoo xam dañoo xuloo ci xuloo ba li contention bu grave la lool je pense que nit ñi am nañ droit am nañ sax devoir souligner incohérence yooyu Sonko tëb nii rek jubale Barthélémy Diaz ak Moussa Diop ci neen am na lu mu ci séntu même bi mu ko defee ci page Facebook am na lu mu ci séntu woon peut-être réaction yi am na réaction ñu ànd ak moom ay partisans mais am na ñu ci bëri ñoo xam ne nii ànduñu ak moom donc li ci des li ñu wax naan li ci kanam raw li bët dañuy xaar ci kanam lan la acte boobu di jur ëllëg mais pour le moment on sait que Sonko il a accepté na affiché wu ak maître Moussa Diop te bu accepté woo affiché wu ak moom nekk ak moom jubale ko ak Barthélémy Diaz ne c'est à l'africaine donc lu nekk mën na ci xew parce que li ñuy wax en politique duñ wax ne mukk niñ ko xewoon ci ponk yi lakk gu metti nag moo am fële ca Moldis ca port autonome bu Ndakaaru ak kër googu ñu naan Oryx nag di yëngu rek ci ay mbir yu bari liggéey yooyu nag bokk na ci wàllug peinture ay jumtukaay yoo xamante ne ni yu ngir taaral la mu nekk nag lakk goo xamante ne sapeurs-pompiers yi amoon nañu lool jafe-jafe nag ngir fay ko naam sax bakkan rotu ca waaye nag la ca yàqu daal kenn mënu koo xayma xamuñu nag lu ko sabab Ibou Diouf. soldat yi ak seen colin bokk na ci liy fësal jafe-jafe bi nga xamante ne am na ci làkk bi ak tolluwaayam sapeur pompier lañu ñu jiital leen tamit ngir ñu xayma tolluwaayu làkk-làkk yi ñooñu ñu duppee ay éclaireur doon jàppale ñi nga xamante ne ñoom la ñuy duppee soldat du feu ngi fay làkk bi nga xamante ne moo amoon Moldis foofee ca port autonome bu Ndakaaru ci entreprise bi ñu tuddee Oryx. atelier bi la jógee ba léegi xamaguñu exactement lan moo ko jur voilà. ci ñaas bi ba kanam sant na suñu borom bu baax a baax à ce niveau. naa loolu la port comprendre pour mu ubbil sapeur pompier benn base ci biir port et ci biir COP bi centre opérationnel. ay jumtuwaay yu am solo lañu yëkkati rek ngir tàkkal li nga xamante ne mooy làkk gi entre. décoration armurerie ay peinture ak ñu ngi engagé pratiquement 25 engins oto yuy fay lakk lañ fi indi parmi 25 yooyu am na ci
9 oto yoo xamante ne c'est des engins d'incendie ak ñaari échelle yoo xamante ne soo leen xoolee ni ñoom ñooy fay par-dessus incendie bi. ci wàllu personnel ñu ngi engagé 112 sapeurs pompiers. soldats yi nag amoon nañ jafe-jafe rek ngir maîtriser li nga xamante ne mooy safara si bu loolu weesoo nag ñoom seen biir nee nañu amoon nañ ay jafe-jafe rek ngir fay lakk. site bi amul bouche d'incendie te loolu du yombal liggéey bi oto bi nga yor suy fay su jeexee faw nga wuutiwaat ndox laata ngay ñëwaat lakk bi du la xaar donc ça nous fait perdre du temps. amoon bés bu tàng ñu def lu toll ci ñaari waxtu laata rek ñuy mën a dàkkal li nga xamante ne mooy lakk bi bu loolu weesoo nag brigade sapeur pompier ñu mat a jàppale lañ ndax seen liggéey lu metti la. Ibou Diouf cant ngërëm ñeel na la ñu wax rek ci campagne njaayum gerte mi fële nag ca Kaolack njëgub kilo ba daal dal na xelub ñi nga xamante ne nii ñoom ñooy baykat yi ndax fi mu ne mi ngi ci juróom-benn fukki dërëm naam sax taxe ba mi ngi ci juróom-benn loolu yëpp nag teewul ñu amuk mbégte rawatina ak ouvrier yi nga xamante ne ñoom fu rek camion gerte taxaw ña nga fa ngir wàccee gi ñoom ñëpp nag mànkoo nañu wutali point de vente ba nekk ca Sangil ci point de vente bi da nekk ci village bi ñuy duppee Sangil diggam ak Kaolack mot na juróomi kilomètre teewaayu ñii di ouvrier yi nag ak camion yi fees dell ak saaku gerte wane na ne campagne bi démarré na ndaw yi nag dañ fi ñëw ngir daan seeni doole. ñun ñooy décharger oto yi en même temps ñuy charger conteneur yi. tonne bi ñu ngi koy décharger 1000 francs di ko yéegalee 1000 francs. démarrage yu campagne bi la nag ci usine bi kii di Ibrahima Badiane doon président fédération des paysans du bassin arachidier teewee na ko te nee na am na yaakaar bu baax a baax di campagne bi tàmbale. campagne moom noonu la toujours buy commencé dina am ñu pare am ñu parewul mais ku pare rek da ngay ñëw jël. kii ñuy duppee nag avocat béykat yi ñu mu ngi rafetlu bu baax a baax prix bi nga xamante ne moom la chinois yi proposé di 300 francs CFA moonte ne de nguur gi imposé na leen taxe bu xaw a dis lool ci ñoom. ñu xalaatoon ne buñ ko fixé chinois yi 30 francs yi ñu leen teg taxe dañ koy retiré ci prix béykat yi waaye ñoom compté wuñ loolu. man dëmb gis naa koo xam ne teg na gerteem ñu fay ko 285 mu nangu gerteem 300 la ko jaayee. ngir nag campagne bi la jaar yoon ci njënd mi ak njaay mi moo waral waa service du commerce daal di ñëw ci bërëb yi ngir contrôler bascule yi. dañ fi ñëwoon pour vérifier pont bascule bi vérifier nañ ko ba xam mi ngi normal wala normalul pour que assurer lan mooy képp koo xam ne dafay indi gerteem di ko jaay bu indee 18 tonnes ñu fay ko 18 tonnes. donc foo gis vignette bu rouge xamal ne instrument boobu noonu dañ koo dàq warul liggéey donc instrument bi suñ ko xoolee ba def ci bu verte bi dañuy xam ne bii baax na mën nañ ko utiliser pour mbirum jaay ak jënd. point de vente njaayum gerte bi di nag nga xam ne ay doomu Chine ñoo ko moom la ay bandi cambriolé woon niki daaw ba yóbbu fa lu jege 20 millions. Ibrahima Diamé ñu lay jaajëfal bu baax a baax ñu wax ci tàggat yaram ak manche aller bu éliminatoire coupe CAF ASC Jaraaf nag fi mu ne noppi na rek ngir dem ci jongante boobee mu war a nag kon jano ak ki nga xamante ne rek moom mooy Nigéria muy waa Kano Pillars mu am yaakaar nag bu baax a baax ci jongante boobu naam sax ñàkk na ay compétition maanaam waroon naa amal ay jongante xarito yoo xamante ne dina ko def laata loolu Cheikh Sadibou Diarra ci leeral. ASC Jaraaf yàmm na ngir am ndam ci kaw Kano Pillars bu Nigéria équipe bii di teewal Sénégal ci coupe CAF ànd ak yaakaar bu bëri ci jongante bi. donc ñu ngi jeexantal pour nekk pour jàkkaarloo ak adversaire bi nga xam ne moom la ñu war a jël samedi ci kàttanu yàlla li ci war yëpp def nañu préparation baax macha allah jeunes yi ay match amicaux léegi desul dul bésu match ba bésu vraiment ñu joué match bi incha allah. Jaraaf équipe mag la je pense que Jaraaf yàgg na dem si compétition africaine sant yàlla rek adversaire bu munti doon parce que jeunes yi nag Raja jeunes yi nag Widat jeunes yi nag Berkane moo gagné coupe CAF yàggul jeunes yi nag Widat dem na 2 fois def fi champion final ñu gagné ko. Je pense que donc on a les moyens pour gagner n'importe qui. Ce qui est important, nous nous concentrons sur le jeu. On joue à Dakar, on joue chez nous. Et pour gagner le tournoi, il faut gagner ce deck. Je pense que par mentalement, par moralement, les joueurs sont confiants. Et je pense que Inch'Allah Ta'ala, le jour J, ils vont faire le nécessaire, ils vont faire tout pour gagner. Ginnaaw bi ñu nekkee ci wàccaay ñaari weer a ngi nii daanaka joueurs yi ñu ngi ci anam bu rafet. Au début bi amoon nañu track mais après le début hivernal travail foncier bi ça nous a permis d'avoir une vie de groupe ñuy nekk ensemble di vivre ensemble di waxtaan ak ñoom mais léegi vraiment ils sont tous fondus dans le groupe. Jour bu nekk rêvé na pour jouer si
compétition yu mag yi quoi si moo tax ñu ñëw fi quoi. ñëw fi pour def saison bu baax voilà pour jàppale équipe bi parce que li manqué Sénégal mooy ñu dugg si ñu dugg si poule yi donc ñëw nañ fi tamit pour loolu voilà pour bokk tamit si meilleurs buteurs yi championnat Sénégal. Jaraaf ay jongante xaritoo rek la amal ginnaaw bi ñu dakkalee championnat bi ci weeru février ba ndax Covid 19. parce que toog 9 mois presque ak 3 mois presque muy 12 mois sax ngay wax sans compétir yombul mais quand même comme ni nga waxee il faut pas trop ñu focaliser ci loolu bon ñun ay entraîneurs lañu fa ñu jéem a chercher les voies et moyens pour jéem a préparer équipe bi loolu yàlla defal nañu ko ak dirigeants yi vraiment ils ont sorti les gros moyens les artilleries lourdes vraiment pour mettre dans des excellentes conditions de travail. loolu lañu def ba yàlla def ba ñu paree ñëw nañu fi encore nekk ci conditions yu baax xale yi sont motivés ñu ngi leen di fay chaque weer donc amuñu problème ñu ngi préparé wu di jouer ay matchs amicaux pour man sant yàlla def nañ li ñu war a def yëpp. ca stade Lat Dior bu Thiès la Jaraaf di dalal Kano Pillars ci samedi bi ñu war ci am ndam bu yaatu ngir dem ak xel mu dal ca Nigéria ay bés bii di ñëw. basketball ci tënk ak éliminatoire Afrobasket 2021 bi war am fële ca Rwanda ci weeru novembre sunu gaynde yu góor yi nag ci wàllu basket fukk yaak ñaar ñoom fi mu ne nii ña nga ca Kigali juróom-ñett yi nag tey tàggatu nañu seen ñaareelu tàggatu rek ca stade ba jàppale ni nag kii di Maurice Ndour Youssou Ndiaye Assane Sy Mbaye Ndiaye nag ñoom fi mu ne ñi ngi xaarandi rek seeni résultat ci wàlluk mbas mi di Covid 19 Sénégal nag ci groupe B bi la bokk ci fàttali janoom ak Kenya niki àllarba lay doon bu 15h jotee mu ngoog muy tënk li ci wàllug basketball ñu jaajëfal leen bu baax a baax yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ñi doon teewlu xibaar rek ñi ci jàpp mu sotti Aram Touré ma bàyyi la rek nga wéyal ci soir des